ñu commencé si bisimilahi rahmaani rahim yal nañu jeexal ci ka alhamdulilahi rabbil alamin kii sama sët la sama sët bu baax fii la juddoo si biir kër gi ama bi yar ami teggi bëgg ay maamam di ñu defal teraanga bu ne di ñu jox xaalis xam nga mag xaalis rek la bëgg maam Ousmane ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla jàppale guddal fanam lii muy seet yal na dajex moom yal na ko si yàlla defal ndam si barke yonent bi dolli wéram dolli xeebalam dolli sutural am nañ si yaakaar nag yal nañ ko si yàlla defal yal na ko yàlla jàppal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na bu yar am nay teggin xam na nu muy nekkee mag di ñaanal maamam ji yàlla may ko wér delloo ko si sagom ba mu mën koy ñaanal ñu si bëgg yal nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu torop ci maam Ousmane ndaxte dafa yëg nit teg na fu kawe fu laal ñu faale yal na yàlla guddal fanam tamit li muy seet yal na dajeex moom ci barke yonent bi yal na ko si yàlla defal ndam barke yonent bi auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyoo ñi nga xamante ne ñooy seetaan image bii di daw nii maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di ndokkeel ñëpp si korite gi di baalu ñëpp di baal ñëpp di ñaan yàlla mu baalu ñun ñëpp bu ngeen gisee lii dafa fekkante ne Ousmane Ndoye Maam Ousmane dafa bëgg a nekk candidat à la députation pour législature yi ñëw mu jóg seet ay mbokkam nag gañoo meen ñun ñëpp ñu nangul ko si kàttanu yàlla lu tax ñu nangul ko dañ ko nangul parce que gëm nañ ne mën naa nekk ab député parce que député lu doyewu ñu ko dara lu dul nekkal askan wi fële si assemblée te moom ni muy doxale bañ ko xamee ba mu juddoo ba tey ni muy doxale jàpp nañ ni kii mën naa nekk ab député parce que ab député nekku fi lu dul saytu ak di toppatoo itey doomi aadama yi te si la nekk guddee bëccëg loolu lay daw ba tax na ba mu ñu ko waxee ñu àndasee ak moom comme sàkku na ñaan waajuram ba am ko ñun mënuñu lu dul ànd ak moom gunge ko te di ko jàppale rek si lu ñu mën billaay incha allah danañ ko jàppale si lu mu mën a doon si kàttanu yàlla parce que tamit li muy dox du lu araam du lu bon du lu ñu aaye lu dagan la lu jaadu la lu mu war a jëfe la dañ xawoon na tiit sax tiitaange gi mooy Ousmane looy doyee député mënuñu député pour man di teewal nit ñi fële sa assemblée fa ñuy nase ñu nekk kon baax na comme loolu moo la tax a jóg baax na parce que tamit lañ doon ragal ne député dina ñàkk a jot ba ay ittee boppam dootu ko mën a dox na mu ware te incha allah forsam du ko fekkee loolu rek moo taxoon ñu doon ko ñeemta si lu côté boobu waaye moom mu nangu ne incha allah loolu du dara dina ko mën a jëfee ah fi mu nekk nii nag lii si nekk mooy gunge ko te ñaanal ko yàlla ànd ak moom fépp fu mu war a taxaw ñu teg fa sañu tànk te xam ne ah li mu bëgg bu ko yàlla dogalee muy am muy lan muy dégg honorable loolu ñëpp siy gis seen bopp te du am fii nag si Ngor la ak Wakaam ak Yoff ñëpp dinañ gis seen bopp si kàttanu yàlla waaw wax na ko te gëm nañ ne loolu mu wax dëgg la gëm ko nag moo tax ñu mën di ànd ak moom te kay di ko ñaanal yàlla di sàkku ñëpp ñu ñaanal ko yàlla ñu ngi ñaan daal képp kuy mbokk képp kuy am di jàmm nga ñëw ànd ak ñun si liggéey bi pour yàlla def ñu am ab député à l'Assemblée nationale. salaamaaleykum maa ngi tudd Fatou Gueye Diallo dëkk Ouest Foire di responsable politique dëkk ci Ouest Foire ñu ñëw jàppale Mame Ousmane ci liste député yi nga xam ne ci la ñu toll. jàppale ko mooy jàppale suñu bopp parce que député baat la da nga fay toogal baat yi ci assemblée toogal fa askan bi lu askan bi mënul jote ca foofu ci moom la ñu koy jaareel mu yóbbul ñu ko foofu ñu waxtaane ko fa ñu yaakaar ko ci ku nga xam ne ñu ngi koy gis guddi di ko gis bëccëg di ko gis tàkkusaan di ko gis ngoon soo ko wooyee mu wuyu soo ko soxlaa balaa ngaa pare mu ñëw wuyu si la ko askan bi merci waaw
looloo waral ñun tam ñu simi suñu ay dàll fas yéene ko jàppale incha allah mu jàppale son excellence le président Macky parce que loolu la soxla parce que nag gis nañ président Macky li mu fi liggéey nag ñun ñoo ko dund ñoo ko gis parce que def na ay preuve damay wax terre bi je suis dans la santé par ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu yëkkati plateau médical bi ñu wax accouchement yi lépp ci réalisation président Macky kon nag président Macky su tànnee ku mel ni Mame Ousmane dina yokk cere doon li neex incha allah. asalaamaaleykum waaw man la Youssou Diène Yoff Ndëngañ di rafetlu jataay bi di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla taxaw Ousmane Ndoye yàlla na ko yàlla jàppale ba lii xamante ne moom la bëgg pour askan wi yàlla na ko yàlla defal ndax du tey la taxawal askanam muy Lebu gi Yoff Ngor Wakaam du ma si sori moo tax di ma wax affaire parrainage aussitôt ñaari liste la ma def mais dama ko ne jox ma carte parce que xam naa sama bopp moom mii ba mu waxee aussi ma déglu ko xam naa fi mu jëm donc Ngor Wakaam Yoff ñëpp dañ war a mobiliser pour Mame Ousmane parce que li muy lijjanti su sottee su ñetti dëkk yëpp la concerné te ñetti dëkk yëpp dinañ ci gis seen bopp may ñaan nag képp ku nga xamante ne ànd nga ak Mame Ousmane loo sensibiliser doylu loo mobiliser doylu loo communiquer doylu parce que politique dañ ne communication mobilisation propagande ba tax na nag moom mii jaral na ma loo xamante ne lii man mënuma toog sax di ko wax sama xol daal laa ko tibbee maa ngi ko denc sama xol dama koy jëfe moom mu gis ñu 10 premières ñun 5 premières yi lañ bëgg mu yéeg fa parce que il est capable lii nga xamante ne moom la liggéey si terre bi fii nii ba tax tension yi naroon na jóg yëpp mu calmé ko moom bu fekkente ne dem naa ko moom ba nga xamante ne nii lii muy ut jox na ko dina xam ne moom parrainage bi taxu koo jóg Mame Ousmane lii kat bu waxoon si parrainage romb na ko ndax ay mbokkaam moo ko encerclé ay mbokkaam a ngi ànd ak moom ay mbokkaam ñu ngi koy gunge loolu daal laa xam ne bu ko président déggee nañu tegal Mame Ousmane fi nga xamante ne foofu lañ bëgg mu tegal ko fa lu mu bëgg si lébu gi nag da koy am ñun Mame Ousmane lañ am. naaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur man la madame Dieng Pënda Mbengue rakku Jaraaf Mbay Ngiraan man de li may wax bariwul sax ndax dama ne ki may wax si moom mooy Ousmane Ndoye mi nga xamante ne li may wax politique mosuma si dem guléet ngi nii door si Ousmane Ndoye la doore Jaraaf xam na loolu lu yëngu nag lu ko yëngale ko ëpp doole man dama ne ki ñu yëkki ku mu yëkki nga jokk am na nit ñoo xamante ne bu ñu jógee rek seeni bokk foog ñu jokk ndax boo baaxee ci say bokk am taxawaay ci say bokk loo téye rek ñi ngi téyele la ka dama génnoon mais daf ma oo rek dama retourné fi ma doon dem jeene na ma Pënd ma soo politique mais xam naa ne fi mu nekk nii leader bi nga am mu taxaw intéressé na la ma ne ko dëkk bi dañu sonn vraiment dañu sonn bon bu ñu gisee ku ñu mën a dimbali rek dañuy téye ci moom mooy ci ba mu dëgër nag te xam naa ki ñu àndal kan la muy Ousmane Ndoye ku am personnalité la ku bañ ku ko yeb la nitu kàddu la bon bu ñu yàlla mayee ku mel nii dañ koy gunge bu jàmbur yi di jog bon mbokk yi dañu war a jog man loolu laay wax chaque jour Jaraaf Mbay Ngiraan mi ku muy sandi jaay pellicule di Cap-Vert gépp xam ka bon Ousmane Ndoye bu jógee bëgg taxaw si pellicule di Cap-Vert bon ay famille yëpp dañu war a jog man de yaama moom pour ba karaa ngay àgg sa Macky Sall sëb député taxaw foo teg sa tànk dinaa ko teg sama bos nee naa la foo ma soxlaa oo ma
foo bëgg a dem ooma loolu fa la nit mën a yem si nitam ku ko yàlla booleel man sama seex la ñoo maase Jaraaf Mbay Ngiraan mi xam na li may wax ñoo defandoo petit ba grand bàyyiwuma benn yoon samay doom it bàyyiwu leen benn yoon bon kooku dafa am lu mu doon si ñun ñu ngi lay ñaanal de li ngay xëccu nii yal na nga àgg fa nga jëm te boo fa àggee yal na nga si damu ba sa kaw a kaw ndax ñi la ko yéene de bari na man de kontaan naa lool si gestu rek gis la ñu ne Ousmane Ndoye lii la bëgg man de maa nga sax bas lu ma si fekk rek fekk ama si lu ma ci góobe garka parce que jaral nga ma ko Jaraaf Mbay Ngiraan mii xam na ne man duma politique xam na ka de mësuma gis si affaire yii nii ma di si dem bon defe naa sama doom ju góor ji moo ma jaral lii may def nii yëpp foo ma oo rek ak foo ma soxlaa rek fëgg ma man dinaa la fa fekk Ndoye kaay fii rek kay fay kii lu mu ma sant dama koy def te Jaraaf Mbay Ngiraan ànd na si li ngay def mooy sa kilifa ñëw nga taxaw taataan ka say loxo kii maa topp si moom man lu ko neex na ma lu ko neexul neexu ma bu ma ne woon Ousmane Ndoye mu ne ma nangam du ma neex waaye moom boo waxee mu ne pëndax Ousmane Ndoye ay seex lañ depuis xale yàlla moo leen boole te Ousmane nga joxe cër lool lii rek joxe cër la ñëw départ kër Jaraaf Mbay Ngiraan rek sa succès la man de dama kontaan vraiment yàlla na la yàlla taxawu yàlla sàmm la yàlla aar la nga yegg fa nga jëm si barke Seydina Limaamu Laay almahdi yu min yaakaar si yow ku la am tiitaroo la macha allah nit ku baax nga yàlla naa dund ba naan député baa nga ne le si barke Seydina Limaamu Laay yow nit ku baax nga nit ku simple nit ku wàcce sa bopp Ndoye ma le da doon nalaw maa ko oo ma ne ko sa ndijaay ñëw na ñëw leen man de ku ma am rek dinaa la indi bu soobee yàlla gunge la nag daaw ma si dara xanaa lu ma jàppul man lu ma jàpp Jaraaf xam na ne lu ma jàpp dama koy jàpp ba mu dëgër lu ma bëggul nag bëgguma man loolu moom principe yooyu dama koy demee waaw yàlla na la yàlla jàppale loolu laa si amoon lu may wax. maa ngi tudd Ibrahima Coulibaly maa ngi représenté zone du Crédit Foncier Dakar waaw. Coulibaly tey jii ñu ngi si législative bi. yéen ñëpp tey ngeen mobilisé wu di jàppale ki nga wax Mame Ousmane Ndoye. tey jii lan moo waral seen mobilisation boobu noonu ak yan attente ngeen am si moom. bon man li tax ma jug di ko jàppale nee naa ko du Benno Bokk Yaakaar du Macky Sall du kenn moo tax bay jug di ko jàppale ndax day ñëw suñu bureau man ci benn cabinet géomètre laa nekk day ñëw suñu bureau bu fa ñëwee day yëkkati xaalis fay ñu ba pare wëlbati ko mayaat ñu xaalis ma ne ko nag man jàppalewu ma Macky Sall ndax Macky Sall bu ñu ko tegee ci télé bi sax man dama koy couper parce que maanaam gis nga boo nekkee ci nguur jeunes yi da nga leen war di dimbali mais moom jëmmam moo tax may mobiliser wu di wut ay carte d'identité pour parrainage am moom mais du Macky Sall du Benno Bokk Yaakaar waaw. ñu gis ne aussi si foncier bi. problème foncier yi bari na. si Sénégal wax nga yan attente nga am ci moom. waaw maanaam man li ma am ci moom bëgg koo wax mooy tey ñun dañoo nekk ci foncier bi xam ko mais am na ci lu bari loo xam ni moom bu ñëwee bureau ba sax daf ñu koy jàngal te ñun ñi nga xam ne ñoo ko jàng am na ci loo xam ne moo ñu ko gën a xam muy ci biir Yoof ak Wakaam ak fépp maanaam tey luñ ci bëgg a xam ci paa bi moom lay woo suñu maam bi mooy géomètre bi moom lay woo mu ne ko lii ak lii moo am lii ak lii waaw. waaw léegi di ko ñaanal yàlla rek maanaam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defam moom moo ko xam te xam naa ni fa muy yóotu incha allah moom dina ko jot ndax liggéey na ko maanaam liggéeyu ko sax ci Yoof kese parce que bu fekkee ni nit ki dañ ne fa nga dëkk rek nga liggéeyal maanaam nit ñi mën nañ am dut ci yow mais yamul ci fa mu dëkk maanaam moom dimbaleem da koo wërale Sénégal man ci li ma xam man waaw. jërëjëf kontaan nañ. Aminata Dieng laa tudd ñu gën ma xam si turu Ndoye. Ndoye Dieng. ñu ngi jëm si législative bi. tey jii yéen ñëpp ngeen mobilisé wu notamment yéen jeunesse wu. ñu jàppale Mame Ousmane Ndoye lan moo waral seen taxawaay tey jii. avant tout maa ngi sant yàlla di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant ñëpp di sant mbooloo bi fi toog
du nuyu sama ndijaay Jaraaf Mbay Ngiraan ndax man bëgguma mu toog sax man may wax parce que cër bi ma ko jox ak fi mu toll ci man ak dayo bi mu am ci man ndax ginnaaw yàlla yonente bi liggéey bi mu njëkk a am si àddina moom moo ma ko utal su ma xoolee ñeew ma sama benn moroom moom moo tax moom laay tiitaroo moom laay sagoo moom mooy sama lépp mais nag tey kii tax ñu ñëw dafa nekk kenn si man sama mag la mais toujours tonton laa koy wax parce que dafa nekk sama xaritu yaay féete ñu fu bëree bëri mënuma wax ci moom parce que à chaque fois su ma ko gisee rek sourire am laay njëkk a gis te nit boo amee sourire da nga doon nit ku oyof nit ku humble dafa générosité moom mënuma ko wax à la limite parce que tonton Mame Ousmane Ndoye man étant toute petite ba ni ma màggee baaxam rek laa gisuma défaut malgré nag nit du ñàkk défaut mais toujours man lu may xool ci moom parfait am laay gis parce que nit bu fekkee da ngaa yaatu bëgg say mbokk bëgg sa famille xeeboo benn xale yow neex nga nekkal man damaa nekk xale am 18 ans nekk xale bu ndaw ma ne ko tonton Mame Ousmane moo woo ko boobu télécentre bëriwul ma dugg télécentre pënd jox ma numéro ma ne ko tonton Mame Ousmane man de téléphone laa bëgg mu ne ma téléphone mu ree mu ne ma dinaa la jëndal téléphone 2 jours la def maam Sali Coy tey mu ngi àllaaxira du ma ko fenal woo ma téléphone na ma tonton Mame Ousmane indi na la téléphone muy Nokia 3310 te boobu 90 000 lay jar si yooyu jamono ma xam ne kon kii nitu kàddu la ba boobu ba tey lu ma ko wax rek mu jaar sama yaay damay gis résultat yi kon tey bu amee tey lu muy woote loo xamante ne ci affaire yu élection la man de bokkuma APR du ma apériste parce que gëwuma Macky Sall loolu yàlla def na ko ci man ba pare mais moom mii su taxawee gëm Macky Sall dama ko koy gëmle parce que man gëm naa ne moom du gëm ku dëgguwul du gëm ku sincèreul parce que moom noonu la mel te à chaque fois dañ naan wax ma sa xarit ma wax la sa jikko donc comme moom Macky Sall lay jàppale te moom la bëgg a gëm naa ne critères yi nekk ci moom xëy na moo nekk ci Macky Sall ci moom attente yi ma am ci moom mooy que ne yaatu na mooy que ne jeunesse bi instant yi soxla nañ liggéey dëkk bi taxaw na dëkk bi metti na te comme moom il est pour la jeunesse donc ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañ di sàkku pour promouvoir ay entrepreneuriat yoo xamante ne ëllëg si bi dinañ mën a gérer suñu société yi bopp man boo ma waxee kaay ma jël la léegi liggéey sax damay bañ dama la laan sama yëfi bopp sama yaaya ngi laay def moo ma gën a soxlaatuma di dem si société di liggéey parce que gëm naa ne sama expérience doy na ma jaar naa ci ay bërëb yu bëri yoo xamante ne sama ndijaay ji moo tax ma dund ko kon tey moom bu ñëwee promouvoir la jeunesse pour créer leen ay emploi jox leen ay financement te nitu kàddu la da nga koy jàppale suñu terrain yi nga xamante ne ginnaaw yàlla yonente moom si foncier la ma sa nekk foncier la xam ci lay liggéey donc bu nee moom dinañu taxawal ci foncier bi ñun dañ ko war a gëm ndax nit ki domaine am ci la mën a taxawul ab dëkkam comme loolu moom mooy domaine am ñun dañ ciy ànd ak moom ba am ci ndam te gëm naa ne dinañ ci am ndam parce que moom tamit noonu la mel lépp lu mu bëgg da ciy dem au fond te bu ko yàlla mayee li mu bëgg gëm naa ne ñun dinañu gestu kuy am di bokk ak yow fukki dërëm bu amee 100 francs dina la jàppale kon yàlla na ko yàlla may ndam ci li muy ut yàlla taxawu ko yàlla saafaraal ko yàlla wéral ko nag wéral ko wérleel ko allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa sallim auzu billahi mina sheytaani rajim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina wa xawlana muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi fi teew di sant di gërëm seen téléspectateurs yi di sant di gërëm mbokku Sénégal yëpp di sant di gërëm mbokku Yoof di jagleel nuyoo bi suma kilifa suma idole suma jaraaf Babacar Mbaye Ngiraan Mbeng di sant di gërëm di jox di sant ngërëm boobu di ko jox mu jottali ko njabootu jaraaf Issa Mbeng yëpp ak El Hadj Youssou Mbeng Mati Mbeng ak Tanoon Mbeng Maas Mbeng ak ba ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que bu ma ñëwee ci wetam toog naa fépp ci ñoom di sant suma maam Maymuna Tambédou di gërëm di sant kullu famille Tambédou fu ñu mën a ne surtout rawatina Yaraax di sant di gërëm sama mag ji
xam ne wàccee boppam suufeel boppam bàyyi léppam ndigee sama jëmm ju xeebu ji muy Alaaji Farba Ndoye di sant di gërëm sama sœur sama jigéen sama lépp Adja Ndeye Fatou Diallo di madame Sam ak Adja Astou Gueye madame Diouf sama seexu bopp sama rakk sama doom Ndoye yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gëm di sant mboolem mépp yéen journalistes yi aussi ma amel leen ngërëm ak cant bu amul fenn fu mu yem dañu nangu yen bi yenu ko mais li tax ñu nangu ko yéen a tax ndax bu ngeen ma seetaanoon ma wéet su ma wéetee toog waaw ñu gis ne Mame Ousmane Ndoye nga nekk opérateur économique bu ñu ràññee doon nit du si politique waaye kon ñu mujj moom gis nañ ne am nga si taxawaay bu rëy ba yaa ngi jëm si législative bi lan moo waral loolu bon li waral loolu man du mën na fii si politique man Baye Alé Ndaw temps jamono bi ñu amee 14 ans Ndaw Meng daf ñu daan yëkki du ñu dugal si ay carré puis ñuy dem si Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop moo ñu nampatal si politique bañ si jógee ñu nekk ak Mamadou Diop RND bu Bathily bañ koy formé fële ci route HLM bi booy dem kii ñu nga foon boobu ngoon googu donc yàgg nañ ci politique mais Mamadou Diop nag lañ doon defe politique moom biñ ko gisatul ñu bàyyi di jàppale Abdoulaye Wade jàppale Macky Sall actuellement président Macky Sall la ñuy jàppale mais politique bi ñuy ba li tax ñu wàcc suñu population moo tax ñu wàcc ci géopolitique bi surtout suñu population. waaw parce que dama leen yàgg jàppale ci seen combat yëpp point li ma la wax depuis 2012 ba nëgër ni te li ma la wax y a des écrits yow xam nga ci dara parce que souvent su ma bindee yéen a ko doon corriger donc y a des écrits yu fi ne yow xam ne yi dama daan bind ci président de la république ma xam ci moom lu bari parce que même 2012 campagne am cellule ba nga xamante ni ña ko doon def di jiite di def ay collecte de fonds bien vrai que suñu mbokk alpulaar yi la mais dama ci am ay wóolare muy ñoom paaka ñoom pa ñooy dama daan ànd ak ñoom ñuy def ko donc xam naa ci ñoom lu bari donc léegi nag fi mu nekk nii tey dafa am projet yoo xam ne ñun dañ ko def ci Ngor Wakaam Yoof muy le foncier ci la mooy li gën a mag mais am nañ ay projets yoo xam ne pour les pêcheurs am nañ ay projets yoo xam ne pour les femmes yi yor ay calebasses nu ñu leen di encadrer nu ñu leen di jàppale si seen calebasses yi tout ça am nañ dañ ci am xam-xam am ci lu baax luñ ci bëgg kii foncier bi nag surtout parce que mooy source de stabilité parce que liñ ci def incha allahu rabbi bu ci président dugale loo xam jàppale ñu dina andi au moins source de stabilité fii ci dëkk bi ba nga xamante ni coow lee xiiroo beeg ŋaayoo beeg xeex bi dina dakk loolu ñu ngi siy dox jarul parce que aussi vraiment bëgguma aussi di def yenn yi di ko wax mais ñoom waa tànk xam naa sollicité nañ ma xam nañ ñoom lu ma ciy dox xam nañ fu ma si toll ci wàllu bu mu mën a doon nag si côté justice beeg côté yëpp ñoom xam nañ ne man maa ngi ci li ma ciy war ci kàntanu yàlla ñu ngi koy dox te incha allahu rabbi les prochains jours dinañ ci gis amélioration parce que ñu ngi def le tout xam nañ li ci biir yëpp mais du lépp la ñuy wax ci biti mais incha allahu rabbi yàlla na ci def ndox mu sedd parce que bon erreur du ñàkk. waaw gis nañ jaloore yi ngay dox si wàllu foncier bi
presse bi parce que nappkat yi ñu ngi jànkoonte ay yenn problème yu bëri am na ci licence de presse yi nga xam te ne ñu ngi koy joxe waa dugal waaye tamit pêcheurs yi nga xam ne dañuy réer ci biir géej gi ndax yaa ngi bàyyi xel yooyu noonu. waaw bon si côté seen matériel moom maa ngi ciy dox parce que am nañ projet yoo xam ne yi fi mu ne nii pêcheurs yi ma nga xam ne maa ngi nekk ak ñoom contact xam nañ li may wax donc déjà feskee nañ andi fii di matériel bëgg nañ doter bépp village boo xam ne bii pêcheur dafa ne au moins benn boutique bu nga xamante ne bi daf leen di fournir di matériel te su boobaa gagnant lay doon donc lu bari moteurs yi dina yomb ci ñoom appareils yi nga xamante ne même ñoom moo leen di localiser les poissons am nañ ko yónnee nañ ko ñoom su lu ma ciy def dama leen koy yónnee ba ñu ne lii baax na ki non bien sûr parce que on est là pour ça franchement waaw parce que tamit boo juddoo ci dëkk nga am possibilité yu ne di tukki moo noonu tukki toog comme say maroom xalaatoo def ko nga ne lépp lu ma am dama koy delloo si war sama dëkk dama koy partagé ak sama dëkk donc man li ma am dama koy partagé mais yàlla aussi dogal comme ni da nga nekk doomu Yoff doomu Ngor doomu Wakam mais dafa am lu nit ñi fàtte limaam Moulaahi mooy sa maam macha allah loolu kese doy na ndam mais bu ci yàlla yokkee dolli la Maba Jaxu Ba di sa maam ngeen moom phosphate de Taïba njaayeen say maam ñoo ko gor ñoo jaay phosphate de Taïba ngay dem Combaan maam Alpha Combaan di sa maam nga dem Ndiobène la Dior Diop di sa maam ñun dañu wërale Sénégal donc identité Sénégal ñun la loolu la yàlla dogal donc waa Yoff Ngor Wakaam nañ xam ne seen doom ji kat bu ko yàlla yóbboo ñegee xëccoo dem parce que fe ñëpp la bokkal ñu nangu ko mais tamit incha allah rabbi dinañ def suñu kamtalaayu kantan mission bi fu mu war a yegg yëpp dina fa yegg mission bi mooy taxawu doomu aadama yi taxawu population yi te incha allah si suñu alal nag lañ koy jëkkee waaw parce que dañ identifié wu ci mission bi ñoom yëf yi dañ ko jàppe mission dañ si identifié wu ñoom ñëpp parce que tamit langage bu simple bu sérieux bu nit mën a gis bu transparent lay amee ñoom dafa am loo xam dañ ko yor di uti ji dañuy uti ji amandoo la ñu uti ji ñëw teg ko ñëpp bokk ko loolu mooy suñu credo demuñu pour ne kaay la ñu gunge ñu ma nekk député wala ma samba wala ma demba déedéet nañu ànd uti ji la ñu uti ji te yàlla nañu ko jox bu ñu ko joxee ñu indi ko pour les populations loolu moom mooy suñu kii yàlla dogal na nag dafa am question boo posé woon sànq nga ne ndax tiituñu pour parrainage yi ñun parrainage yi bañ ko boucler yàgg na dañuy wallahi jarul kii bañ ko boucler bañ ko am même pas 2 semaines on a bouclé les parrainages dans tous les 19 communes dans la région de Dakar et dans tous les départements yàlla parce que aussi lu am lu ne yàlla daf siy def seede bi ñuy ñëw nii léegi ma ànd ak soxna madame Diouf lañu les responsables de Benno woo ñu ngi si triage ba parce que dañ leen di jox lépp avant ñuy déposer ji auprès des responsables dañ koy trier xool bu ci doublon amee ak yëpp ñu mën ko segg bi may ñëw man li ma jotoon a quota yi ma jotoon a yor laa ko déposé ci bureau bi siège APR di ñëw nii pour aussi jëlaat yi fi nekk yóbbuwaat donc incha allahu rabbi bu ko yàlla dogalee ci estimation li ñu amagul nii nous allons dépasser même les 15 000 loo xam ne lii si kantanu yàlla gaw ma ne ñoom waa Benno les responsables dëgg am ndombu tànk am lépp dinañ ko am ci ak ba ñu commencé ñoom ba léegi te loolu dañ koy sant suñu borom parce que suñu borom moo ñu boole ak ñu nga xamante ni dañu gëm mission bi ànd ci taxaw ci
pour jàppale président de la République pour mu am majorité à l'Assemblée nationale parce que bu ñu bëggoon lu yomb mais dañu dem andi ci ak ay yeewi mais suñu àndoon ak yeewi am dara suñu jaloore du feeñ suñu ndam du feeñ suñu dara du feeñ te man dama gëm défi dama gëm ne su may mbokk dale ko ci Jaraaf Mbay Ngiraan ci kaw bien mooy sama kilifa damay bien vrai suma yaay moo ko mag jigéen la mais mooy kilifa gi moom la fi yàlla teg si ñaari fa donc à l'unanimité man dama gëm ne su ma mbokk yëpp su ma am di jàmm yeeg xale yi jeunes yi ñëpp ils vont voter parce que bu ñu gisee maam Ousmane Ndoye si liste bu ñu ko mën a gis du bennoo rek liste bu ñu gis sama tur maam Ousmane Ndoye billahi wallahi taala à l'unanimité ñëppay voter parce que xam nañ ne njariñ lu ma am dina fi ñëw ci ñoom incha allahu rabbi lu ma nar a am dama koy wax ne lu ma nar a am lu ma nar a yàlla nar a jox pour ñoom su ma ko narulee indi yàlla bu mu ñëw su fekkee tamit su ñëwee du ma ko yóbbu ci ñoom yàlla ma yàlla téye donc loolu ñoom xam nañu ko parce que dama yàgg ak ndax li ngeen gis nii parce que bu fekkoon ne dama toog nekk ci sama ndogkaasi gi di def lu ma neex nekk ci lu ma neex fàtte sama population ba soxla leen ñëw si ñoom dañ ne maan ñëpp xam nañ la bu def am ful ak fayda ñëpp boo leen yëgee ñu yëg la boo leen fonkee ñu fonk la boo leen toppatoo ñu topp la mais boo leen faalewuñu la donc su ma amee fit ñëw toog ak sama population toog ak ñoom parce que dama yàggu di génnuma seen ay loxo dama nangoo toog seeni loxo ba yàlla def li mu def tey moo tax ñu nangoo ànd ak man yéen laay gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla fay yiw yàlla taxawu leen ñu di leen ñaan dañuy door a commencé nii di waxtaan ak suñuy famille mais bëgg nañ daal di ànd ak yéen vraiment ngeen duñu couvrir parce que aussi dañ leen soxla waaw mais yàlla na leen yàlla fay yiw jërë ngeen jëf yàlla na yàlla fay yiw muy waa Télé Yoff waa université yëpp yàlla na leen yàlla fay bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim yasin bismillahi rahmaani rahim yasin wal qur'an al hakim innaka la min al mursalin ala siratil mustaqim bismillahi rahmaani rahim wa shams tajri li mustaqarin laha zalika taqdirul azizil alim bismillahi rahmaani rahim salamun qawlan min rabbin rahim bismillahi rahmaani rahim awalaysa allazi xalaqa samawati wal ardi biqadirin ala an yaxluqa mislahum bala wa huwa al xalaqul alim bismillahi rahmaani rahim innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun bismillahi rahmaani rahim fa subhanallazi biyadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un ñu ngi wax asalaamaaleykum di noyoo yaram bi neexul gàntal na lim bu yaatu ci ay journalistes yi fi doon ñëw ci ay événements yu wuute di fàggu gis-gis bu ma ca am ngir man ko waxtaan ak ñoom wande ku ne nangam day duma ko def kooko def dul sa jëmmi bopp kii tey Diop ci réew mi te ku nekk addu ci réew mi moom mu tànn ne moom day jokk ci réew mi kooku jëf gënal na ko ay wax te ku ko mës a xam-xam ne du nitu wax nitu jëf la kër gi ñu dëkk boo doon laaj tey ci réew mi ba mu jeex nga tudd tur nga ne ko yow ndax mas ngaa maye oto sa kër ñi lay tontu du bari ndax oto neexul maye alal ju bari la ju ñu dajale dexeñ ko ci këf googu di xol di rees di àddu ci fu nekk ci lu nekk itam ci bani aadama Ousmane maye na ci kër gi kër maye na ci kër gi oto
maye ni ci kër gi lépp loo xamante ne dana tëngub nit di ko darajal di ko màggal kon mbokk la moo xamee ne bu ñu ne Ousmane baax na ñu ne mbaa mbokk yaa ko wax mbokk yi ñoom ñoo daje ñoo ko tëngoob koo tëngoob mu gis loo gisul bari na gaa ci àdduna ñoo xam ne tëngoob nga leen ba taay yu ñu tekki seen gaño di la saw wande kii ànd ak moom lu wóor la ndax gaynde la man toujours noonu laa koy boole boroom fit la boroom ngóor la boroom jàmbaar la te fonk na ndey fonk it baayam ba nga xam ne werante newul ci ne moom wàllu yu yàlla la léegi bi ñu toogee maa ngi leen di nettali koo xam ne woy juróom moo ko sox mu bari alal lool ba kooko ñëw di ko nettali moom mu ne ko sa ndijaay jaraaf mbay ngiraan sa maam jaraaf mbay ngiraan mooy seede ba ma dal di leen nettali yoolu yëpp na mu demee ci kanamu El Hadji Baye Mbaye Thiaw Ndoye nga xamee ne mooy woon kàddu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sur toute l'étendue de la collectivité libre du Grand Cap-Vert mas na organiser Cheikh Ahmed Tidiane Sy conférence boo xam ne sang bi daf ko wax ne jàkkaarloog géej gi moom gënal mu defal ko conférence boo xam ne Al Maktoum dafa jàkkaarloo ak géej gi di balal xalaat yoo xamante ne mooy yi ñuy sukkootu ba léegi muy joyante ka gàggante jamono ku baax ngeen àndal te bëgg naa àdduna yëpp xam ko nee naa que ce choix bi du choix bu fortuit président Macky Sall ku xool jaar-jaaram ku xool fitam xam gi mu xam réew te ku ne xam na ne ministère de l'intérieur ku fa nekk yor ko yorin bi mu ko yoree ku fi représentativité ku fi identité remarquable ci réew mi président Macky Sall xam na la xam bu wér kon kooku xam na nit ñi ba pare maîtriser institution yi jaar fi jaar boo xamante ne bi jaar bu remarquable la man duma toog naan jàppale leen président Macky Sall dama naan jóg leen ñu jàppale président Macky Sall te loolu la sama jarbaat bi sama sët bi parce que moom xam na président Macky Sall parce que président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre Yoff Ngor Wakam amoon nañu ci moom ràññee goo xam ne li mu fi dugal ci ay bourse ci ay emploi kenn xamul naka la toll boobu son directeur de cabinet mu ngi tudd Sitor Ndour mu digaleeg ñun yiw teranga kon tey bu ñu demee ba ne Yoff ak Ngor ak Wakam dañu nama fante siro ak président Macky Sall ci ay suuf te Ousmane Ndoye ne fi loolu mënul nekk 2012 ba léegi amul lu mu joxalantewul ak président Macky Sall ci yiwu bindante ak waxtaan ak dolleeku ndaar lay kii ñaata leader lay indi fi pour dox ci diggante président ak njabootam parce que Yoff Ngor Wakam njabootu président Macky Sall lañu amul benn leader bu ñu mës a jàppale lu ëpp li ñu jàppale président Macky Sall ak président Macky Sall Yoff Ngor Wakam dañu dem ba jeex ci moom tak te lu bëri boo ko gisee ci jaar seytaane moo mànduwul rek seytaane mooy dugg ci ay diggante bi ngeen lay ñëw fii maa ngi waxtaan ak yéen bi président Ablaye Wade jëlee président Macky Sall mi tudde ko Goana muy xaal bu bees tax boo xam ne da ko jële woon bitim réew expérimenté ko fii ñu di ko ne lekk bay taxamte ko mu ne président Macky Sall moo ma gënal ko dul moom àddina yëpp di ko dégg pourtant nit ñi dem nañu ba tàbbi ci diggante boobu ba di ci jéem leneen ak leneen ak leneen kon président Macky Sall mi digganteem ak Yoff digganteem ak Ngor digganteem ak Wakam Ousmane mii mën na ci dara parce que
koo jox lu mu xamul mu def ci lu kenn xamul mais koo jox lu mu xam dana ko gàgganti jooyanti ko te teg ko ci yoon parce que xam na ko àll bii fii mën na tëdd ci këram di la joxoñ ci portable ngay dem ak ñëw te foo teg sa tànk foofu lay doon dafa xam suuf ñu bari nag xamuñu ne Ousmane du français la jàng Ousmane xaafisul Quran la Ousmane alquran la jàng arabe la jàng am baccalauréat yéeg mais xam lu bari ànd ak ay maamam ñu nampatal ko ci rëdd traçabilité foncière bi nga xamee ne moo nekk fii yëpp amul fu mu ci xamul tool bu diwu ko moom matriculation am nangam la réquisition la bàyyi la titre foncier la lu ci nekk mën na wax identité foncière ba kon ku mel nii man suma jarbaat sama jarbaat la sama jarbaat la mais aussi sama xarit la sama xarit la ni Ablaye Wade jële woon Umu Xayri ne ko demal Laayeen ñu ñaanal la demal ci Jaraaf Mbay Ngiraan kooku laa la booleel nga ànd ak moom ci biir ak ci biti lu ngeen séq na ngeen ko séq bu amee kenn ku leen di ñetteel na doon man mii leen boole mu dem Laayeen ñu ñaanal ko ñu yendu fii il y avait presque plusieurs centaines de véhicules diggante fii ak tali ñu yendu fii mu tàmbali liggéey ba am mairie nekk ministre de l'élevage fii la fekkoon Yoff ànd bi ma àndoon ak Ablaye Diouf Sarr parce que fii lañ doon fanaan maak Ablaye fii lañ doon fanaan ànd may fanaan seen kër ñu Ablaye Diouf Sarr nekk suma xarit ñu demendoo CP ba grand kon ci atmosphère boobu kii ci moom mi ci la wànq kenn gënu ko xam politique amul benn mbindeef booy woo fii ci Yoff mu gën a xam politique Seydina Ousmane mi xam na ko xam bu wér te du politicien buy jeex lu mu am ku mu mës a àndal politiquement opérateur la alalam la ciy def ba fii lii muy sumba nii ànd ko ak ay bokkam ak ay xaritam ak ay am di jàmm alalam lay yëkki di ko ci def di jëmmal ak a dooleel président Macky Sall loolu na ko politiciens yëpp xam nit kenn du ko lekk kenn du ko naan nit dañ koy jariñoo rek man sama tëraay bi 3 ans ma tëdd ko mu ñëw ma jóg toog di wax ku ne xam na ne gëj nañ may dëpp ay caméra masuma ko nangul kenn ku ñëw fii mboo ngay wax ba samba di sa demba da ngay wax ba sam ñeex safu yàpp te du ma ko nangu ñenn ñi sax dañuy jaar ci sama soxna naan kan waay dimbali ñu waay Jaraaf defal ñu benn interview ma lànk moom mii dafa ñeemte woon suma yaram ba ne ma noo léegi nañu génne sa kàddu te bën a génn sa jëmm mais xër gu ma xër ci moom ma ne ko déedéet bàyyi rek ma génn jëm ci boole ko kàddu yi am na ñu koy bégee am na ñu ko namoon loolu moom moo tax tey ma waxee nii moo tax ma defee nii dina jaaxal ñu bari nag maa ngi jéggalu itam bépp télévision bu fi mos a ñëw ñaan ma te may ma mais jarbaat mooy ki jarbaat baat ak put la ku ko dagga borom dee wande baat kàddu la ku la ko xañ-xañ la sa bopp ndijaay mooy ni yaay mooy nikki yaay kon raison yooyu moo tax ma briser le silence nangoo wax tey xiirtal waa adduna ne leen président Macky Sall mii nañu ko téye jëm ak moom ci xéewal yi nga xamee ne moom nañu dëgmal mooy ne réew maa ngi goxi njariñ li gën a tekki ci àdduna mooy pétrole bi mooy gaz bi koo jox lu mu xamul daf ciy def lu kenn xamul yàlla ko def muy ingénieur de te xam nga ne pétrole beeg géostratégie bi nga xamante ne bii moom moo fi nekk moom daf koy jàngale sax ci xam ko xam bu wér maa ngi xiirtal nit ñi ci ñu dalal réew mi te may ko mu gàttandu xéewal yooyu nga xamee ne mu ngi sous terre fa mu nekk
mas nañu caa am ñoom aw doj wutee ñu yegg fa ñu jëm ñu leen di tegtal ñaan ba ñun ñu jot jéem ca gàttalu lépp yóbbul ko góorama Yacine Baye ca Yacine fële ca retraite bu tedd ba ñu ñaan ci baatin yàlla may xeer wa toj exploration ba yeggali ñu yeggali ko kon ku mel nii am na zahir am na baatin juboo naa ki bokkam te li ma ko gën a nawe day yor jigéen day yërëm jigéen dafa ormal jigéen ku bari teddal nga la ci bu doon ne martaba dañu koy jauger à l'aune de la tendresse nit ku baax la ku mën a yërëm jigéen ku bëgg xale ku ko leen mën a yor ku mën a teral ay mag laajal waa penc mi jàkk jooju nga laaj leen ku mu ci dul teral amul xanaa ku mu xamul ci yow te bari na ku mu teral te waxuloo ko sa bopp te moo ko saytu ba xam ne yelloo nga nangam mu jox la na ko ñëpp jàppale ne ñëpp ànd ak moom bi mu jógee mënoon na jóg dal ci kaw Abdoulaye Diouf Sarr mais dafa taxaw mu ne Abdoulaye Diouf Sarr detteelu gi nga detteelu jëm suuf ñu bari day bokkoon nañ ci ñëla ba wax nga jëm suuf te tey ñu ngi koy rëccu mënoon na bañ a wax loolu mënoon na bañ a wax loolu bi mu waxee loolu dama jël yëf yi daal di ko yóbbu daal di ko envoyé Abdoulaye Diouf Sarr séance tenante pour que moom mu jàngat loolu parce que nit ñi da ngay jóg rek ñu ne ci diw la jëm parce que nit ñi yàq rek la ñu mën dafa bari joo xamante ne am yàq bu amul ñoom du ñu am dara parce que yàq mooy seen ñam mooy seen dund mooy seen pepp ñooñu nag yàlla ni ñu yàlla musul ci ñoom te boole ñu ak sanga yu tedd yi nga xamee ne dañu mel ni Seydina Ousmane fekk ku mel ni président Macky Sall mu yelloo réew mi yëpp wayloo doon aw say jàppale ko mu yëkki alalam di ci def ngir nga président yegg fa mu na ma jëmale réew mi maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp sama jigéen bi Pënd Mbeng maa ngi koy gërëm bu baax sama jadwaat bi Ndoyo di leen ziar di leen ñaanal yàlla itam ndax fonk sa kilifa baax na trop te ñoom ci tànk yooyu la ñu taxaw sama jigéen bi itam Fagi Diallo Nord Foire cité yëpp dañu bëgg ma Seydina Ousmane parce que dañu ko xam parce que aussi dañu ko ràññee lépp loo xamante ne li nit yor na ko mu wadd moom mii mën na ko gàttandu fexe ba muy njariñul président ba kooku it mën a jariñoo président adduna ñiy jubbale di déggale ñooñu la fi yàlla bàyyi ñooy xalifatullahi fil ard ñooñu ñooy kutaayu yàlla dëgg ci kaw suuf maa ngi koy ñaanal yàlla ne ñëpp xam ne lu mu ne man maa nga ca lu mu jàpp maa ngi ci téye ku ko làmb ci samay wagg yii sama mbagg yii di nga ko ci daj xam ne jaral na ma zahir jaral na ma baatin jaral na ma li ci biir jaral na ma li ci biti jaral na ma li ci asamaaw jaral na ma li ci biir géej jaral na ma li ci juróom-ñaari suuf loolu na ko ñëpp xam te lu ci sama wàll ci ma war koo dox danaa ànd ak moom ñu dox ko ba président Macky Sall xolam sedd guy ba mu xam ne la mu doon def ci Yoff démb nekk premier ministre di ko def ci Yoff boobu nekk ne président de la république bu mu teggi dara bu mu dellu gannaaw ci dara Yoff a ngi fi Ngor a ngi fi Wakaam a ngi fi danañu continuer di ko tarbiyu di ko jàppale ci mission bi nga xamee ne mooy defar Sénégal xel na xool Seydina Ousmane na ko cër na ko jox gëdd aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années ay atam nu mu mën a toll moom Seydina Ousmane mii kilifa la te yàlla ko dogal te def na ko ku ànd ak moom doo ko rëccu abadan maa ngi koy gërëm moom Seydina Ousmane di ko sant ci taxawuma ndax taxawaayam du yamalew ko ci jigéen ñi rek bàyyi góor ñi de yamalew ko ci mag ñi rek bàyyi ndaw ñi taxawaayam ci njaboot gi yëpp la tey Ousmane mi bu na yoroon lu ne gàññi itam ñun itam ñu gën di belli rek
kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant yàlla na la baatinu Yoff te yàlla na la baatinu Yoff tëngoog innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun wa subhana allazi bi yadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un allahumma salli ala sayyidina muhammadin que Dieu vous bénisse et vous assiste davantage jërë ngeen jëf